ma rek kilifa gu mag a mag la ci kër gi fii. waaw yéex naa xam sax daf ma bindal turam ni bu ma ko wax ni ma Bichri moomu professeur historique la. laaj ko lan la tubaab bi témoigné ci sëriñ bi. par exemple mu ne ma Antoine. Marc Lasselve. Lasselve waaw nekkoon commandant de cercle dinaa ci ñëw. mu ne ma Serigne Touba. waaw Antoine Marc Lasselve. moo nekkoon commandant de cercle bu Diourbel. tubaab yee ko dépêché mu ñëw di fi liggéey jël fonction. diggante 1913 ba 1915 moo jiite cercle bu Diourbel. moom moo ni ci archive jànkat yaa ngi may dégg. Paul Marty nag jëluma ko référence. Paul Marty jëluma ko référence parce que bokkoon na ci ennemi Sëñ Touba yi. waaw tubaab yi ñi ci bind dafa bari mais Paul Marty da doon saboter le mouridisme parce que am na jamono boo xam ni lii dëgg mooy dañ doon xeex le mouridisme pour anéantir ko àggoon nañ ci fonction publique daawuñu ci dugal murid dinu xeex parce que tubaab yi daa ñëwoon di lëkkaloo pour ñu diminuer Serigne Touba. lii tax yàlla yëkkati Serigne bi ndax sëñ bi dani biraasu man baarazani biraasu man yu baarisul mun taqi man baari sama ku léewtoo man yàlla nga léewtoo kon Paul Marty waxam intéressé wu waaye commandant de cercle bu Diourbel diggante 1913 ba 1915 moom mooy Antoine Marc Lasselve moom moomu li mu bind ci sëñ Touba la lay wax fi mu ne li ñuy wax ci Serigne Touba muy déranger kii li mu wax a gën a garaaw te tubaab la te moom mi ko wax du jullit moom mi ko wax gëmul yanant bi moom mi ko wax tubaab bu xonq cooy la moom mi ko wax commandant de cercle la am na daraja wutut xaalis neexalut kenn dafa témoigné ci Serigne Touba li mu dund ak moom nee na avant may bind sama article yi ci sëñ Touba dama daan yor xaj dugg ak moom Diourbel daaneel sàkketu sëñ Touba yi waaye nee na ne grandeur humaine bi ma fekk ci moom amul ci mindeef ginnaaw yanant bi parce que su ma ñëwee song ko daaneel sàkketam dugal fa xaj du tax mu découragé dañuy dégg rek dal may dikk di ko bett ci intimité am di dugg waxtu wu nekk maa dem ba découvrir sëñ Touba dëggantaan door a bind article bi lan la wax dañuy sa Cheikh Ahmadou Bamba détient certes une puissance innée dont la raison ne parvient pas à expliquer la source et saisir la sympathie nee na Serigne Touba mu ngi kattan koo xam ne doole joo xam ni nu ni ko waaw mu ni fudut yàlla bàyyi ko fa dooleem ji te doole ji Sëñ Touba lamboo xelu doomu aadama mënta xalaat ba xam kii lu mu doon xalaatu doomu aadama mënta lijjanti ba expliquer ñu ni ko kuy Serigne Touba mu ni la soumission des hommes envers lui est extraordinaire et leur amour pour lui les rend inconditionnels mu ni nit ñi ni ñu gëmee Serigne Touba yéeme na ba jéggi dayo jaaxal na ma te loolu neex naa nangu Serigne Touba dañuy tudd turam di dugg ci teen daw ci kaw peru sàkket naan satala ndox mu tàng jam boppam kon boobu gëmin mësunoo gis kuñ koy gëme mu ni loolu jéggi na dayo ñu ne ko Serigne Touba mu ne il semble qu'il détient un secret divin et une lumière prophétique semblable à ce que nous lisons dans l'histoire des prophètes et de leur peuple. li ngay wax moom lañ ñuy wan nii ci télé bi. kon nee na. waaw Sadi Carnot laa bëggoon a wax léegi am na Rue Carnot fii Dakar. Sadi Carnot moo nekkoon président bu France diggante 1887 ba 1894. da doon fitnaal Serigne Touba yebal fi ku ñuy wax Clément Thomas. Clément Thomas nekk gouverneur du Sénégal dikk di fitnaal Serigne Touba longo ak teeñu Bawol pour ñu diminuer Serigne bi. fi mu mujjee mooy dañ koo defal attentat. mu ngi juddoo Limoges ci 1837 mais dañ ko def attentat ci Lyon ci exposition fekk mooy président bu France ku ñuy wax Sergio Santos Sergio di italien di criminel moo ko bett Lyon fekk ko mu ànd ak escorte présidentielle mu jam ko empoignardé ko noonu la deewi moom mi doon xeex Sëñ Touba. ka ca topp di Louis Moutet ñii ngeen di gis Félix damay njëkkee sax ci Félix Faure moo ca topp Félix Faure ni mu deewee dañ koo bett ci jabaru jàmbur noonu lañ ko reyee mooy deuxième président bi ci topp France ka ca topp xam nga ku mu doon mooy kii di Louis Moutet te woowoon Serigne Touba daa toogaloon Jean-Baptiste Sodié waaye moom ci boppam nan la mujjee da doon fitnaal Sëñ Touba ci benn éruption volcanique la dee en 1902 ci Martinique ci benn montagne bu tudd la montagne de Pelée la jàngkat yi dégg la mu baax 1902 moom mi daan fitnaal Serigne Touba foofu noonu la deewee kon ñi ko doon fitnaal ñëpp dañoo mujj yàqule léegi tubaab bi nee na Antoine Marc Lasselve maa ngi ci Antoine Marc Lasselve mu ni Serigne Touba mu ngi ak secret sunu borom
looloo wér un secret divin mooy secret boo xam ne nit joxu ko yàlla ko jox. laay dëgg du d'accord ngeen. un secret divin et une lumière prophétique kii bi mu koy tagg ko sax ci ay wàllu yi leer gi ci sëñ Touba mooy leer gi ñu daan yëg ci yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. une lumière prophétique semblable à ce que nous lisons dans l'histoire des prophètes et de leur peuple. li nu gis ci sëñ Touba muy leeram nuroo naag li ñu daan jàng ci yonent yi fi jaarul yépp ak seen njaboot mel na ni moom jëmm ji yore na. ñu ni ko koy sëriñ Touba mu ni les plus injustes des hommes et les plus ignorants sont ceux qui avaient porté contre lui de fausses accusations consistant à lui prêter l'ambition des pouvoirs temporels. mu ni ñi gën a doye di ci àdduna ak ñi gën a daanu maa ngi ñëw damay jaxal article bi rek ñi gën a doye di ci àdduna ak ñi gën a dellu ginnaaw mooy ñi tuumaal Serigne Touba wax ni da doon wut àdduna ak nguuram soxlawu ci dara. mu ni ce Cheikh de Ndiaré se distingue par une pureté de cœur, par une bonté, par une grandeur d'âme, par un amour du bien aussi bien pour l'ami que pour l'ennemi. Serigne Touba mbir mu mag la yor lu jamonoy daw mbiram di féete kaw dinaa ci dem ci yéen ak kanam bu ma la duggalee bu la neexee ma wax la 278 pays yi am ci àdduna dëkk bu ne ma la fi la Serigne Touba rawe di nga ci ñëw léegi sëñ Ablaye léegi xaaram jeexal article bi rek ay ca ñëwal dañ ma koo laajata ndax mbokk mi moo ko laaj soxla ko ñëwal nee na Serigne Touba moo yor xol bu laab set wicc li mu yéene kii soppeem di taalibeem ni la ko yéenee noonam xanaa yóbbu leen ni sëñ bi mu ñëwee 1902 jàng leen archive dañ ko laaj kan moo bokk bis ni ki tey ci sa njaboot ñu toppatoo ko koo xam ni nekkul sa njaboot bi dal ci kawam mu ni kuy julli waxtu wi juróom ku bëgg yanant bi kuy jàng alxuraan ci sama famille la bokk daal ni bu kenn laal kenn kuy wax laa ilaha illallah daal ni sax tubaab yi li ma bëggoon sax dëgg-dëgg mooy ñu njëkk ci sama jëmm ngir njabootu islam kenn bañ leen a toroxal kon loolu la wax moo tax tubaab bi ni grandeur bi mu yor ak xol bu laab bi mu yor yéeneel ko noonam yéeneel ko soppee ñu ne ko sëñ Touba mu ni maa ngi koy comparé mu ni Sëriñ Touba yor na doole joo xam ne buñ jëloon yenantu yëpp waxul ay wàllu yenantu yi jël saint yi mooy ñi nga xam mosuñu def ay bàkkaar dañoo sell ñu boole seen doole ci balance jël lu tuuti ci sëñ Touba moo daane leen ci suuf ñoom ñëpp mu ni am naa ci preuve bu ma leer ndax jaxasoo na ak Cheikhul Khadim dañu bëgg a firndeel li ngay wax nii waaw ñu wan la benn témoignage pour firndeel li nga xamante ni moom nga wax ñu xool ko ak ngir ngeen di jot suñuy vidéo nag foo leen toll si biir réew mi wala si bitim réew da ngeen di abonné fii si Tawfekh Production ngeen mën a jot mbooleem vidéo boo xam ne dugal nañ ko ngir mën a xam li nga xam ne mooy xew si réew mi ak bitim réew